salaamaaleykum mbokk internet yi actuellement nii ñu ngi centre de santé bu Bambey donc comme ni ngeen ko gisee nii waa Bambey dañoo mer ba futtu donc dugg leen ci hall bi wala ngeen dem salle de conférence. waaw est-ce que gars yi est-ce que duñ dem toog ne le wala ñu dem ci non fii nii wala ñu génn waaw waaw donc mbokk internet yi ñu ñuy seetaan actuellement ñu ngi centre de santé bu Bambey ñu nekk di waxtaan jeunes yi nga xamante ni mooy jeune u Bambey yi ñoo doon waxtaan ak autorité sanitaire yi doy so donc pour xool yan stratégie la ñuy def ba nga xamante ni centre de traitement bi du am fii donc alors donc gis nga ko gaa yaa ngi nii bañatuñ ci dara gaa yi tàngoor nañ salaamaaleykum mbokk internet yi pour votre information jeunes yi ngay gis nii ba ñu waxee ne dañuy def Bambey centre boo xamante ni dañuy jël malade yi nga xamante ni amuñu ay symptômes indi leen fi ca la jeunes yi jug ba léegi ñu ngi gis préfet ñu ngi gis maire ñu ngi gis médecin chef parce que ñoom li ñu bëgg rek moom mooy loolu nga xamante ni moom la gouverneur décidé mu bañ a am ñoom nag nee nañ bañuñu ci dara donc bañuñu ci dara donc képp koo xamante ni rek mu ngi ñuy seetaan na ko partagé gars yi partagé leen ko jël leen téléphone yi partagé ko ñëpp seetaan ko jël leen téléphone yi partagé leen ko ñëpp mën koo seetaan donc partagé leen ko ñëpp mën ko seetaan donc jeunes yaa ngi nii taxaw bu ñu paree nii dañuy def point de presse pour informer waa dëkk bi ci décision bi nga xamante ni gouverneur wax na ko ne day jël centre handicapé ba indi fa les malades yi nga xamante ni amuñu benn symptôme loolu mu nekk loo xamante ni waa Bambey rafetlu wuñ ko jeune Bambey yi rafetlu wuñu ko looloo tax gis nga ñu ñëwoon def le tour dem ci préfet dem nañ ci monsieur le maire Gana Mbaye dem nañu ci aussi médecin chef fa la ñu jóge ñoom nag nee nañ pare nañ bañuñu ci dara parce que nag Bambey suñ ko dimbaliwut ci 0 cas waruñu ko yàqal 0 cas am te indi fi ay malade vraiment du lekk loo xamante ni yenu na maanaa ci seen wax waaw donc ñu ngi nii di waaj a def point de presse ku mer nañu ba futtu nee nañ bañuñu ci dara donc autorité ñuy déglu ñu ngi leen di ñaan su ngeen mënee bàyyi loolu moo gën parce que élan de lutte bi nga xamante ni moom la waa Bambey jëloon di sensibiliser di góorgóorlu donc boobu ba léegi loolu nekk na loo xamante ni ñu ngi koy bëgg a yàq waa Bambey góorgóorlu woon nekk boobu ba léegi amuñu benn cas ñu ñëw indi lu kenn xamut décision bu kenn xamut donc gis ngeen ko gars yi taluñu sax kii mer nañu ba futu yaakaar naa mbokk internet yi ñuy seetaan waa Bambey yi ñuy seetaan
Bambey TV waxoon na leen dina topp action bi dina leen informer gis nga ko jeunes yi talatuñu dara depuis ci suba ba léegi ñu ngi nii donc gis ngeen ko nii gis ngeen ko nee nañ d'accorduñu ci tey d'accorduñu ci ëllëg d'accorduñu ci tey d'accorduñu ci ëllëg partagé leen ko yéen ñiy seetaan partagé leen ko na daj dañoo bëgg président de la république ñëpp dégg ko pour que heure bii nga xamante ni dañu war a gën a góorgóorlu ci xeex bi bu ñu demee bay bëgg a yàq suñu cohésion ak suñu góorgóorlu ñun Bambey yaakaar ne amul benn sens amul benn sens centre bi lu mën a ñàkk la waaw lu mën a ñàkk la donc gis ngeen ko nii donc bu leen ko kii léegi yàggatul dans quelques minutes ñu def point de presse dans quelques minutes donc dans quelques minutes dañuy def point de presse saa si ndaw partagé ko 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 waaw ñu ngi xool ndax dañ koy defee centre handicapé waaw gis ngeen ko donc situation bi nekk situation bu garaaw waaw comme ni ngeen ko gisee nii donc situation bu garaaw la situation donc mu nekk mbir bu kéemaane donc mu nekk loo xamante ni dafa kéemaane donc gis nga ko jeunes yi nee nañ dañuy dem centre handicapé ba gis ngeen ko nii gis nga ko jeunes yi nee nañ dañuy dem centre handicapé ça risque de situation bi mu ngi kii Bambey donc dañuy dem jël kii bi rek topp leen boy da ngaa yore moto fii ku mën a dawal ko yore moto Njaga non dama bëggoon ku ma supporter waa déedéet sama moto Njaga ah jël fi sama caabi jël mu nga ne la boobu noonu waaw donc gis ngeen ko gaa yaa ngi nii di dem centre handicapé donc Bambey TV à chaque fois moo leen di jox li nga xamante ni moom ngeen di soxla ma ne partager leen ko fii Sénégal gépp ñoo war a seetaan mbir mi lii président da ko war a jot parce que mu ngi bëgg a jàqate réew mi fii ci Bambey problème moo fi nar a am donc partager leen ko gis nga jeunes yi nee nañ centre handicapé lañ dem benn malade du fi dugg nee nañ benn malade du fi dugg waaw
moom la ñëpp nungu donc santé handicapé foofu la partager leen ko alors c'est là ça va donc vous êtes en direct sur Bambey TV partagez leen ko yéen ñëpp donc partagez leen ko aca donc comme ni ngeen ko gisee nii gis nga gaa yaa ngi noonu convoi yaa ngi noonu gis nga ko jël nañ seeni moto Jakarta bañuñu ci dara gis ngeen ko ñu ngi jiitlante donc gis ngeen ko ñu ngi dem centre handicapé mooy centre bi nga xamante ni moom la gaa yi wax ne foofu la ñu war a yóbbu foofu la ñu war a indi malaati gaa yi bañ nañu donc toujours Bambey TV moom moo leen di jox information yu bees tàq nekk ak yéen donc ma ne partagé leen ko lii nii dafa nekk lu garaaw loo xamante ni yéen ñi may seetaan partagé leen ko fu ngeen ko mën a kii parce que problème bu na rëy moo nar a am Bambey jeunes yi nee nañ centre bi du fi am ñu ngi woo jeunes yi nga xamante ni képp koo xamante ni mën naa ñëw jeunes yi nee nañ leen fekk centre handicapé waaw gis nga ko boo yaa ngi nii taal seeni Jakarta donc gis ngeen ko woote nañ centre handicapé nee nañ képp koo xamante ni Bambey nga dëkk rek na nga génn parce que ñoom amuñu malade amuñu cas amuñu dara ñu bëgg leen fee indil ay cas damay wax ne loolu nguur gi ñoom ni ñu ko calculer ak ni ñu ko defee yenuwul maanaa parce que tamit soo bañee mbir mi law doo jël ay malade aussi di indi ci beneen dëkk bu amuti feebar Bambey yàlla da koo musal ba léegi 0 cas la am donc je pense pas ñoom ñu war a mën a jël vraiment jël ay malade di leen indi fii nii nga xamante ni tey instant bi nii mooy Bambey donc partagé leen ko 50 internautes yi may seetaan dama bëgg ngeen gën koo partagé invité leen seen xarit yi wax leen ñëpp ñu ñëw seetaan ko parce que lii jéeye problème la nar a indi Bambey autorité yi ñoom ñoo wax ne dañuy jël ay malade à partir de Touba indi leen fi ñu positif te Bambey amagut cas positif yàlla nañu ci yàlla musal Bambey TV nag moom ginnaaw presse la waaye nag nañu xam ne lépp luy défendre Bambey aussi ñun ci la ñu nekk lépp luy défendre Sénégal ci la ñu nekk waaw waaye dama yaakaar ne yéen wut maanaa ngay xeex dara fu ko amul nga ko fay indi quelles que soient les précautions yi ngay jël rek erreur mën naa am loolu nag pour bañ erreur moo tax vraiment ñu leen di demander à ce que ngeen partager ko pour que Sénégal gépp ñi nga xamante ni war nañ ko yëg autorités yi nga xamante ni war nañ ko yëg ñu yëg ko su ko defee stoppé lii nga xamante ni tey moo nar a am Bambey yaa xamante ni jeunes yi nee nañ quel que soit alpha ñoom duñu ko nungu te du am ñu ngi woo gars yi pour ñu ñëw donc ñu ngi woo jeunes yi centre ba parce que nag situation bi garaaw na gis ngeen ko gars yaa ngi nii gis nga ko Jakarta yaa ngi noonu waaw Bambey TV sax ci Jakarta yi la dugg gis nga ko waaw gis ngeen ko gars yaa ngi dem centre handicapé nee nañ kenn du fa dugg ndànk donc gis nga ko convoi baa ngi noonu convoi bi ci lañ bokk waaw gis nga ko bañ nañu nee nañ waa Bambey bañ nañu nee nañ kenn du fi def centre boo xamante ni ñëw ba ci dëkk boo xamante ni 0 cas la am nga bëgg faa def ab centre yéen wut maanaa loolu la waa Bambey li jeune Bambey yi bañ loolu la jeune Bambey yi bañ gis ngeen ko moo tax Bambey TV assuré leen pour jàllale leen en direct li nga xamante ni moom mooy jël leur destin en main gis ngeen ko
donc mu ngi nii xam naa ne nag comme maa ngi romb gendarmerie ça sera l'occasion ma woon leen ceeb bi nga xamante ni dégg nga maam à l'air libre lañ ko teg ceeb bi naaj wi dina ko yàq ceeb bi gis nga ko ceeb bi waa Njaga Njaay bële moom Njaga Njaay bële lu mu fay wut est-ce que waa gendarmerie gis nañ Njaga Njaay bee wala dafa taxaw noonu rek xam naa dañ koo jàpp donc gis ngeen ceeb bi mu ngi noonu ceeb bee ngi noonu gis nga ko lu ci bëri yi ci kaw boo moytu dina yàqu waaw donc gis ngeen ko gars yi foofa la ñuy defee point de presse donc jeune Bambey foofu la ñuy defee point de presse donc internautes yi partagé leen ko ndax ngeen mën a xam li nga xamante ni moom la gars yi décidé donc gis ngeen ko ni jeune Bambey yi nee nañ gars yi duñu fi dugg nee nañ ñoom amuñu feebar duñu nungu kenn du fi dugg benn feebar di fi dugg parce que tamit restez chez vous boo koy wax nit ba dem ba am ay cas positif xanaa nga mën a muñ bàyyi cas positif yooyu donc gis ngeen ko donc gis ngeen ko gars yi jeunes yi egsi nañu donc gis nga ko taxal ñu liir lii ñu xamante ni moom lañ fi bind pour laver les mains waaw donc gars yi moom xam naa ne jeunes yi ñu ngi wax pour ñu respecter 1 mètre yi mer nañu waaye ñu ngi sóoraale li nga xamante ni moom la kër docteur yi joxe comme recommandation donc gis ngeen ko nii ku ci nekk a ngi beru bugg ñoo jegante bugg ñoo laalante jeunes Bambey yi sont déterminés donc li yenuwul maanaa ci ñoom mooy lu tax ñu jël Bambey di ko choisir naan mu am 0 cas ñi nga xamante ni dañ ko waroon a renforcer sécurité bi gën a jàppale Bambey gis nga ko donc gis ngeen ko gaa yaa ngi nii donc gis ngeen ko partagé leen ko ci groupe bi partagé leen ko ci groupe bu Bambey yëpp ma ne 70 personnes yi ku ci nekk na partagé ku ci nekk na ko joxe donc gars yi partagé leen ko gis nga ko waa Bambey a ngi nii nee nañ centre bi nga xamante ni moom la ñu jël pour ne dañ fi abrité li nga xamante ni mooy ñoom ci jëmi boppam nee nañ ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg gis ngeen ko ñoom la ñu wax ne dañ fi indi ñi nga xamante ni dañoo feebar na xaar ba ma pare sama direct bu mu yàq direct bi yàq sama direct kii woote bu mu yàq sama direct kii woote noonu laa wax bu mu yàq sama direct donc Abibatou Ndour de tout cœur Oumou Khayri Fall waaw gis nga ko de décision bi daa amul dafa yenu woon maanaam xam nga ñun moom c'est vrai que ne dañuy nekk di génn lii xew Bambey mais nag am na ci loo xamante ni bu amee rek ça nous concerne tous te kooku moom ñun liñ ci kii rek moom mooy que ne Bambey bu dem tolle un département pauvre l'un des pratiquement les départements les plus pauvres su demee ba nga xamante ni toog na ba heure bi am 0 cas
ñu war koo mënoon a dimbale gën koo war a mën a jàppale kon bu ñu demee ba heure bii vraiment ñu bëgg leen a indil ay cas ah naan xawma lan ak lan dañ koy kii nangam duñu wàlle duñu lii loolu lépp matukaay yooyu yëpp jaru ko waaw li am solo daal moom mooy nañu xool fépp foo xamante ni mën nañ leen faa yóbbu ñu yóbbu leen fa waaw waaw waa Bambey nee nañ ñoom centre bi rek la ñu am tey maara day taali bu problème amoon ñoom moom la ñu yaakaar waaw donc ñoom amuñu feneen séminaire yeeg lépp fi lañ koy defee te bu ñu amoon ay cas sax boo moytut fii mooy seen daj dëpp donc nag bu ñu leen ko tëjalee wala ñu jox ko ñu romb Jurbel romb Mbàkke romb Tuuba romb fu ne donc gis nga ko donc gis ngeen ko gars yi mer nañu ñu ngi xaar yeneen gars yi ñu ñëw ñu ngi xaar gars yi ñëw li ñu bëgg moom mooy bu ñu fi def centre bi soxla wuñ fee ami feebar soxla wuñ fee ami malade ça va bien sëñ bi na nga def jàmm rek barikalla jàmm rek ah sa waay wuyul yéen kilifa yi ñëw leen kilifa yi dem leen wuyu man journaliste laa de man journaliste laa dem leen damay kaf rek dag gaay ah colonel Diedhiou Diémé donc am na ñetti responsable yu dem di waxtaan ak xam naa ne waa ji mbirum sécurité la yore donc moom mbirum sécurité la yore xam naa day waxtaan ak ñoom donc gis ngeen ko waaw déet gaa yaa ngi fii demuñu fenn déet fii la ñuy taxaw non ay waxtaan yooyu kay moom bu leen ko sax kii déedéet ay waxtaan kay moo ci dul nekk ah lii tey lañ ko bind xam naa gis ngeen ko gars yi gis nga ko ñoom tere nañ sax ku dëgg ci centre bi gis ngeen ko lii moo lay woon ne la ñoom pare nañ pour indi fi malaati lii de xanaa mooy nag dañoo yàpp waa Bambey rek man daal gouverneur Jurbel ga mu dëkk lu ko fa tré yóbbu fa malaati man daal gouverneur mii nag neexut ba neexut ah gouverneur bu fekkee ne yaa ngi may dégg mais Jurbel daa bëri centre mënoon nga ko faa yóbbu rek ah fa bëri nay centre bëri nay école bëri nay kër ah mënoon nga ko faa yóbbu rek te bàyyi Bambey ñun ñoo ngi woon ci jàmm di liggéey sunub liggéey faxe ba dañoo pauvre Bambey daa pauvre ay kaa xaju fi kaa xaju fi kay nag neexut ba neexut mënoon nga ñoo bàyyi rek vraiment bay téema dem génne sama bagage comme dañuy bañ sant ñun ñu ñëw def ko fii Ousmane su ñëwul ñun ñu def ñu kaay ne xëcc ñëw
Jaxate mo information discours yëpp dama mën ko grand ça va Donc vous êtes en direct de Bombay, en direct de Bombay. Non non yooyu lii en direct lañ nag en direct. Donc vous êtes en direct à Bambey waa Bambey neen ñoo bañ soxlawuñu ab centre yàlla suturaal na leen l'un des départements les plus pauvres bu demee ba góorgóorlu am 0 cas dañ ko war a jàppale ci neneen nu dul indil ko ay malade malade yi day wàlleeg du wàlle loolu lépp wóorut waaw donc ñu leen di ñaan rek partager leen ko ne ko ñëwuñu pour ñoom ñëwuñu pour ñoom ñeneen a tax ñuy ñëw malaat yi ñoom sax dañ leen di dimbale saa yi tey yaa nekk sama journaliste de oui waaw Mamoun Mbaye nee na non très mauvaise proposition loolu yàgg na waaw proposition bi kay partagez leen ko donc de temps à autre dans quelques instants rek incha allahu rabi di ngeen am way partagez leen ko dañoo bëgg président seetaan ko une décision impopulaire inappropriée vidéo ko donc fi ne nii gars yi xam nañ ne réseaux sociaux yi am na doole donc waay dama nekk
ma ne ay luuma mënuñu ko tijji tekk ay kaddu am waay luuma ah donc partagé leen ko partagel ci groupe bi donc gis ngeen ko vous êtes en direct les jeunes yi nga xamante ni nee nañ déet loolu du fi am waaw nee nañ du am gana mën nga ma jël ay photo nag partagé leen ko ne ko ñëpp partagé ba dem fépp dem leen Bambey TV ngeen partagé ko ne ko ñëpp seetaan gis ngeen ko na ko ñëpp partagé na ko ñëpp partagé na ko ñëpp partagé donc gis ngeen ko donc yéen a ngi koy seetaan donc yéen a ngi koy seetaan Doukou Régis, le journaliste de Bambey TV. Alors, Sall, ça va? Non, là, tu es d'accord. Al Habib doo wëlbati kii yéegalal bi ci kaw TFM bi ci kaw tuuti c'est bon donc gis ngeen ko vous êtes en direct Boy Yamal day doog a yeewu nii de day doog a yeewu
nii ngay def ñaari nii su ko defee léegi nii ngay def su ko defee di nekk ci digg bi yow joxal kii mu téye Bon, je me nomme Abdou Karimba, je suis le secrétaire exécutif du comité de développement sanitaire du centre de santé de Bambey. Bon, je me nomme Abdou Karimba, je suis le secrétaire exécutif du comité de développement sanitaire du centre de santé de Bambey. Bon, aujourd'hui, j'ai derrière moi toute la population de Bambey et que, en fait, on est en train de lancer un cri d'alerte à nos autorités administratives, à l'occurrence notre préfet et notre gouverneur de la région, parce que c'est hier à travers les réseaux sociaux qu'on a eu l'information que notre centre des handicapés, qui est le centre de réinsertion, situé à Bambey, doit être érigé comme un site de recasement des personnes asymptomatiques. Vous savez, en fait, depuis que la pandémie a débuté au Sénégal, toute la population de Bambey s'est mobilisée derrière les sites sanitaires pour faire face à cette pandémie. Et on touche du bois encore, Bambey n'a pas encore pu enregistrer de cas. Donc pourquoi et quelles sont les raisons pour lesquelles on va prendre Bambey comme étant un site de recasement des personnes asymptomatiques? C'est la raison pour laquelle toute la population, la jeunesse plus particulièrement, s'est mobilisée pour faire face à cette décision prise par nos autorités administratives. Bon, on a saisi l'autorité administrative qui est le préfet du département, on a saisi aussi le maire, on a saisi aussi le médecin régional. On a recueilli leurs informations par rapport à cette situation. Et ce que la jeunesse a dit, c'est que si toutefois que le centre sera érigé, on va passer à la vitesse supérieure. Et on est prêt à passer toute la journée et même ici, couper notre jeune ici pour faire face à ce que le centre ne soit pas abrité des personnes asymptomatiques. Donc vous aurez vu que les malades viennent aujourd'hui? On a su que les malades sont en route. On a su que les malades sont en route et que les conditions, techniquement les conditions ne sont pas prêtes. Les conditions ne sont pas prêtes parce qu'il y a beaucoup de manquements au niveau de ce centre. C'est là où on fait les réunions, c'est là où on fait les séminaires dans le département. C'est un centre qui est très utile pour la population. Donc si toutefois que aujourd'hui on vient pour ériger ce centre en site de recasement, ça c'est un problème et que ça c'est le début de nos actions par rapport à cette île-là. Non, on fera face avec l'autorité. Faire face avec nos moyens et notre population aussi. Hein. L'autorité, d'accord, c'est une autorité, elle a de la force, mais aussi la population a de la force. Bambey, c'est notre Bambey. Bambey, c'est notre Bambey et que personne n'est plus habilité pour définir le devenir de Bambey que la population de Bambey. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui la population de Bambey s'est levée et s'est mobilisée comme on a l'habitude de le faire toujours quand il y a un problème. Et qu'ils sont témoins. Ils sont témoins de la réaction et de l'engagement de la population depuis le 14 mars, jour où on a commencé à faire face à cette pandémie. Et c'est
l'appui de cette jeunesse-là et de cette population qui a permis à Bambey de ne pas enregistrer aucun cas jusqu'à aujourd'hui, 13 mars, autant pour moi. waaw salaamaaleykum maa ngi tudd Abdou Lahat Leye nekk président conseil communal de la jeunesse bu Bambey. waaw depuis démb si réseaux sociaux yi ak les médias yi nga xam ne ni local yi nga xam ne ñoo nekk Bambey dégg nañ fi ñu ne dañuy jël centre handicapé bi érigé ko comme site de recasement ñi nga xam ne dañoo am doomu jàngoro bi te ay signes feeñul si ñoom ñu naan ko des malades asymptomatiques ñun la population de Bambey ñii ñëpp ñi si bokk ak ñi nga xam muy jeunesse bi ak ñëpp ñoom ñu ne loolu noonu du loo xam ne ni lu leen gënal la te bu ñu sañoon du si am te dinañ def bépp kàttan ba nga xam ne ni tey loolu du fi am waaw. mais bu fekkee ne autorité bi na maladie dañuy ñëw ba taawul mais yéen ban taxawaay ngeen war a am. en tout cas ñun ak autorités yi ñoo dëkk lépp li nga xam ne nii képp du ma wax autorité du ma wax daal lépp képp ki nga xam ne jaral na la nga indi fii ay malade nga ne leen da nga leen di jiim a def fii nii ñun jaral nañu lu ko ëpp ndax ñun doomi Bambey lañ te Bambey lañ dëkk Bambey la ñuy yeewoo lii question de vie wala de mort la. donc ñun amul dara loo xam ne ni épargne na ko bu doon jaree ñuy xadde fii di fi doge ba loolu noonu du am parce que depuis lors yow yaa ma gën a xam la population de Bambey muy association yi AIC yi ak la Croix-Rouge ñëpp ñu ngi siy jàpp ba Bambey tey yàlla musal nañu ba amuñu benn cas loolu rek kon buñ ñu ko yàqal di ñu indil benn psychose boo xam ne ni tey leneen mën na see am te ñun amuñu lu dul centre bii nga xam ne ni tey mooy centre des handicapés donc bu ñu sañoon ñu bàyyil ñu ko fi li nga xam ne ni tey la population de Bambey ñu continuer sensibilisation yi ak leneen waaw. waaw centre bi amal nañu ay njëriñ parce que fi la ñuy defee ay réunion yàgg nañ fi di fi def ay réunion CDD yi la plupart si lañ koy defee yenn événement yi mag yi sax pratiquement buñ ko fi soxla comme ñun la jeunesse récemment def organiser nañ fi benn forum de la jeunesse donc loolu lépp ce sont des apports ak yeneen yoo xam ne ni tey centre bi njariñ boobu amal nañu ko te maari dencaari tey bu doonan yàlla bu mu am tey cas am na sax ñun mën nañ kaa réserver fii nii tey si centre bii nii waaw dégg nañ si wewu bay ñu ne malade yi ñu ngi ñëw d'ailleurs am na benn plombier bu ñu romb léegi mu ngi defar kon mooy lay wan ne ñoom pareeguñu sax mais lu ñu bëgg mooy ko forcer ko te ñun la population de Bambey du ko mës a seetaan ñëpp rek ñu ngi si amul kenn koo xam ne ni tey des na ginnaaw depuis ce matin rencontré nañ ñu war a rencontré ñëpp wax nañ ñu dégg nañ ñun tamit li ñu nga xam ne ni moom lañ retenir mooy que ne loolu duñ ko mës a nangu fii si Bambey waaw. réaction bu ñu am mooy que ne nee naa la malade bu fi dugg it xanaa kay ñu jégg si suñuy néew rek tey buñ ko defee it ñu ne dinañ ñëw xaw ma ni ñu leen di génnee dinañ ko def en tout cas ñun la population de Bambey ànduñu si waaw loolu daal laa si amoon lu ma si doon wax jërëjëf. waaw di woo rek waaw Bambey gépp tamit loolu moom ñëpp sax ñu ngi si biir déjà di woo département bi yëpp ndax ñu fi département bi la. na ñëpp génn merci ñëw jàppale gars yi ci xeex na ñëpp génn na ñëpp génn nag gars yi sonn nañu parce que da ngeen xool naa la wala Bambey gi 0 cas ñu buggee indi fi affaire bi laa la wala bugg wàllu population bi parce que maladie fu ñu leen dugalee fii gis nga maladie yeneen saa dañuy sinap di daw dugg guy kàbb wala dugg ginnaaw raay wala population bi yëpp loolu leen dul nangu nañ def fu ñu feebaree ñu bàyyi ñu suñu 0 cas man loolu laay ñaan autorité duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba waaw. Bon. Non, j'appelle. Donc, Mourad. Joseph Koto. Ancien jour. waaw gis nga. Non, c'est affaire. waaw non. du fi la ñu wax non affaire bi moom comme ni ko ñëpp gisee rek maanaam
loo xam ne nii moom lañ doon xeex jusque là def ci ay efforts yu considérable ba fi mu toll nii macha allah Bambey 0 cas léegi fu am 0 cas nga bëgg fee def ay cas loolu logiqueul sa xel nanguwul loolu am na loo xam ne nii da ngay sacrifier ab communauté Bambey lañ bëgg a sacrifier parce que man noonu laa ko mën a tuddee léegi nag dee moo jot te bu dee jotee ku dund doo gor léegi faaw ñu jàmmarloo am na étape bu nu boo xam ne weesu nañ ko dafa am beneen étape boo xam ne épreuve de force la maanaam rapport de force faaw ñun lim leen di jaral pour ñu dugal fii malade asymptomatique yooyu ñu nanu jaral lu raw loolu fuuf ban ñàkkanteeg ñoom ba duñ ko fi dugal affaire bi loolu kese la c'est simple loolu kese la dafa jot ñu jàmmarloo ak ñii dafa jot. non dañuy dem. waaw damay wax. waaw di waaw di Moussa maître Moussa. noo wax ci population yi jël ci li gouverneur jël ci décision. waaw Doucouré li may wax rek man mooy information biñ ci jotee jaar nañ fi mu war a jaar yëpp jot nañ information yëpp ci autorités yi mais bi ñu defee suñu analyse gis nañ ne franchement liñ ñu wax xel mënu ko nangu parce que déjà fi ñu leen war a indi parewul yow ñoom parewuñu ñun parewuñu man fu loolu samay wax loolu rek la ñoom parewuñu mais ñun aussi parewuñu. fu ñuy demoon. ok wëral wëral nii wëral nii gis ngeen ko waa police ngi noonu de ñëw donc mbokk internet yi xam naa ne dañuy dox ba laaj population bi lu ñu xam ci lii lan lañ ci xalaat donc ginnaaw ba ñu assister ci point de presse bi dañuy dem ci interroger population bi ñu wax ñu seen xalaat ci li nga xamante ni moom la nguur gi ne da koy def dew ma foofu de yow fooy wàcc
So nice. maa ngi ñëw. Salaam. donc ñu def micro trottoir laaj askan wi lan la ñu xam ci li nga xamante ni moom la autorité yi jël ginnaaw bu jeunes yi defee point de presse xam naa dañuy dem marché heure bi peut-être sax wàcc nañu mais ñi ñu ci jot a gis peut-être ñu waxtaan ak ñoom laaj leen seen xalaat ci mbir mi parce que mbir mi garaaw na mbir bi kéemaane na nekk na loo xamante ni kenn mënu ko expliquer donc ñuy ñaan alors ciao siyaar naa la ngeen def ñoom rek ma kii ñëwa mbokku internet yi ñu def le tour laaj peut-être ñenn ñi nga xamante ni nan la ñu gisee décision bi nga xamante ni moom la autorité yi jël war fi indi ay feebar ñi nga xamante ni dañu feebar te nekk Touba ñu bëggoon am Alaaji Fàllu waaw tonton Seydou yaa ngi nekk en direct ci Bambey TV ñu dégg benn xibaar boo xamante ni dañ ne ñi feebar te nekk Touba allo Abdou siyaar naa la ñuy jël ñi nga xamante ni feebar nañ te nekk Touba dañ leen di indi ci centre handicap yow nga nekk Bambey yoo ñu bëggoon am ci sa xalaat parce que ñoom dañoo positif mais seen feebar bi mittiwut waaye waa Bambey la suturaal nañu ba léegi amuñu cas pourquoi pas duñu fexe loolu jëm kanam waaye waruñu fee indi ay nit di leen fi mën a am bëggoon ci am ci sa xalaat. asalaamaaleykum monsieur Ndiaye maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar la jox sa wàccuwaay li nga wax ni wax ju yaanu dañoo quarantaine suñ borom suturaal nu bu yàgg ba léegi nu koy dégg rek te loo xam dañuy naa coronavirus bi nit ñi di ñu law-lawee nag ñu jëmale Touba nag ñoom benn lañu ndax suñu jógee Touba lañ jëm Touba suñu jógee fii lañ jëm si waaye nag ginnaaw ba feebar man sama oto baa ngi nii paan affaire bi mu am nu mu demee rek moo tax ma toog muñ ko ni ma toogee muñ lool nag suñu borom war nañoo mën a waa Touba war nañu mën a dimbali ba muñ leen ko. waa Touba sax defuñu ko autorité yi ñoom ñoo autorité yi ci boppam nag autorité ci boppam nun sàmm bi nu sàmm nii ak nun dogoo nga xam ne julli juuni ci jumaa seen mutulaa ji li muy rëy rëy ak jumaa kër sa Xalifa Taal yi li muy rëy 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 amul ca kenn ku fa taxaw julli waaye buñ ko fi indee bu tasaaroo ci dëkk bi wallahi dinañu lor ñoo xam ne seen yoon nekku ci maa ngi jégalu nag su ma ci waxee lu ma warta wax maa ngi jégalu waaye man daal rafetlu ma ñu indi leen fii di leen fi quarantaine di xaar alors ba bu fekkoon ne positif ñu sax mais dafa fekk ñoom xool nañ ba xam ne positif Ndiaye nañu dimbali rek man daal li ma ñaan mooy nañu dimbali ngir yàlla ñoon tamit Sëñ Tuubaa rek nañu dimbali jërëjëf sëñ bi donc gis ngeen ko
mu nekk situation bu kéemaane Laaji Fallou donc gis ngeen ko mu nekk situation bu kéemaane vraiment bu garaaw donc ñu ci doon àddu rek ci ñenn ñi nga xamante ni peut-être ci population bi donc xam naa ne daal si noonu ngeen koo xamee Bambey TV defal leen boobu reportage donc xam naa nañ leen di kii peut-être lu ci mën di amaat rek incha allah dinañ leen ko wax.